Bismillahirrahmanirrahim. maa ngi njëkk a nuyu son excellence monsieur le premier ministre waaye xam naa ne dinaa jéggalu parce que fooguma mun naa topp sa tànk ngir yaa ma gën a fasaa si olof bi kon su ma la toppee si olof bi rek dinaa def ay rëq-rëq su boobaa gaay di ma joxoñ kon nga baalal ma jël si làkki anglais bi. With your permission, Your Excellency. The honorable ministers here present, the members of the diplomatic and consular corps here present. Let me also recognize the presence of the mayor of Banjul, senior government officials here present, service chiefs, the Executive Secretary and Deputy Executive Secretary of the Senegal Government Secretariat and their staff, including Pierre Nambay, Gambian businesses and their counterparts, the media, invited guests, ladies and gentlemen. It is with great honor and immense pleasure that I stand before you today to officially open the second edition of the Gambia-Senegal Economic Trade and Investment Forum. This significant event taking place here in our beautiful capital city, Banjul, from the 19th to 20th of December 2024, symbolizes the enduring friendship, shared vision, and unwavering commitment of our two nations to deepen bilateral relations and foster mutual prosperity. Our two countries are bound not only by geographical proximity, but also by a deep historical and cultural connection. Through forums like this, we reinforce our commitment to harnessing the strength of our partnership to unlock new opportunities for our citizens. Today, we celebrate a platform that brings together policymakers, investors, entrepreneurs, and other key stakeholders to chart a path towards economic integration, trade promotion, and sustainable development. Your Excellency, distinguished participants, this forum is more than a symbol of unity. It is a practical mechanism to achieve shared goals, including enhancing trade and investment flows between the Gambia and Senegal by identifying synergies and removing barriers. And two, implementing the ECOWAS Protocol on free movement, enabling seamless collaboration in commerce, infrastructure, and people-to-people exchanges. And three, creating framework for joint economic initiatives in critical areas such as energy, transport, agriculture, and digital innovation. Therefore, the theme of this year's forum, harmonization of a friendlier business environment, could not be more fitting. A conducive environment is the bedrock of sustainable economic growth, and together we aim to create policies and practices that foster entrepreneurship, innovation, and cross-border collaboration through our state institutions. This year's forum agenda addresses pivotal sectors central to our shared economic aspirations, including the development of special economic zones to attract investment, exploration of opportunities in energy, oil and gas, as well as agriculture and fisheries. The event will also strengthen transport, logistics, and maritime connectivity to facilitate trade while showcasing made in the Gambia and made in Senegal products, celebrating the creativity and industriousness of our people. It is the Gambia government position that the forum will lead to a stronger institutional collaboration between GAIPA and its counterpart APEX as state institutions responsible for the promotion of trade and investment. It will also expand trade and investment opportunities for businesses in both nations and facilitate a more robust business environment bolstered by knowledge sharing and best practices. As we embark on this journey, I encourage all participants to embrace the spirit of collaboration. Let us be more innovative in our approaches, resolute in our actions,
and transition from creating contacts to contracts. I urge our private sector actors to seize the opportunities presented today and our public institutions to remain steadfast in creating the conditions necessary for an effective business environment between the two countries. Excellencies, invited guests, ladies and gentlemen, let us harness the momentum of this event to build a future of shared prosperity for the Gambia and Senegal. Together we can transform challenges into opportunities, ideas into actions, and aspirations into achievements. With great optimism for what lies ahead, I now declare the second Gambia-Senegal Economic Trade and Investment Forum officially open. I sincerely thank GAIPA, APIX, the Gambia High Commission in Dakar, and all who contributed to making this forum a success. I thank you very much. Monsieur le vice-président de la République de Gambie, cher grand frère Mohamed Diallo, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire exécutif du secrétariat sénégalo-gambien, Secretariat of the Senegalo-Gambian Secretariat, directeurs généraux des the agences en charge de la Director promotion Generals des of the investissements Trade and Investment Promotion de Gambie et Agencies du Sénégal, of the Gambia and Senegal, Messieurs les directeurs généraux des the agences, Director Generals Messieurs, of Mesdames les membres the du secteur agencies, privé, honorable members of the private sector, formels comme informels, whether you are in the informal sector or in the Chers formal invités, sector, distinguished invitees, Monsieur le vice-président, Mr. Vice President, gannaaw bi ñu nuyoo ñi fi teew ñëpp, apart from greeting all those who are present dañuy here doore today, suñu wax ci gërëm we leen ci would want to tertu start ngeen ñi tertu by fii ci Gambie. thanking you for the honor you have bestowed us muy here in the ñaareelu Gambia, tertu ci the diggante visit, ñaar and fukki fan, this is the second visit, waaye muy tertu boo xam ne dafa but feddali then this visit is diggante significant ñaari réew yi between the two countries. nga xam ne And, frontière you know, between the two countries, làkk gu ñu jëlee feneen rek moo ko def the ñaari réew, borders and the Waaye languages boo ko that we xoolee ci inherited divided into xool two, ko ci diine but yi, tradition. xool ko ci population yi, And if you look at the population mënu ko dynamics, xàjjale def ko ñaari réew. nobody can divide the two countries. ñu am mbégte teew fii ci We li ñu are dajale here today ndax li ñu dajale ñaar la to talk about two issues. Benn We are bi, here for two issues. li ñuy Number def one, ëllëg ci secrétariat what permanent bi am we would do diggante at the Gambia ak level Sénégal, of the Senegalo-Gambian Permanent Secretariat, waaye but dañ then ko dañoo jiitaloon li ñu dajale tey. but ma what jàpp brings ne ci li us gën a am solo la. here today, I believe, is of Ndax- significant importance ay réew because, you know, countries, politique xàjjanal neen ba politics can divide them ngàndaay jóg ci, to the extent of waaye ay réew other issues happening. But Business then, for the ak countries, commerce business ak investissement and trade dajale leen and investment brings them jubóole leen together ba ñu mujj a nekk sax so that ay ensemble yu am at doole. the final analysis they can Kon, be strong yoon blocks. bi gën a gàtt So the shortest ci andi way jàmm to get to saxal jàmm, peace, to ensure waaye that ak ci peace gën a is dëgëral showed, ay relation and but people day strengthen jaar ci the réew relationship yoonu commerce. has to go through trade and business. boo jëlee lu mel ni Union européenne If you look at the European Union, ñëpp xam nañ ni xeex yi gën a everybody métti ci àdduna knows that the ñu tuddee ko biggest guerre mondiale. fights in the world, known as the ma nga World dooree Wars, foofa. started in the te European ñaari réew countries. yu ko doon And di ko the sumb two countries who highlighted ñoo this, who wëlbatiku. spearheaded this, taxawal li ñuy tuddee tey Union européenne te li are ko lay liy the laytaay bi yëpp ones who put in place the European mooy Union. commerce And the li jëm underpinning ci factor charbon is trade of ak coal yeneen source d'énergie. and other sources of energy. kon So therefore, ba ci wàllu culture talking about culture, lay gën a jegele réew yi what brings wala peuple together closely, bokk na closer, ci commerce bokk you na talk ci about trade lépp lu jëm ci économie and all issues bokk na ci li jëm ci relating to investissement. economies and investment. ba làkk yi ñuy làkk sax Even the languages that day am we toujours speak, there is liy always yóbbaale làkk yi what will ba tax ñu gën a spearhead mën a tasaaroo the languages. day I mean- ànd ak ñaare
commerce it wala also goes with trade kon and suñu dajee business. fii tey So our meeting here ci ñaari today réew yi nga xam ne benn la daanaka in two countries which War a in final waxtaanee li jëm ci analysis économie. are one, to War a talk waxtaanee about li jëm ci economy, commerce. to talk about waaye trade, war a waxtaane ci li jëm and ci also investissement to talk nga about xam ne moo yor économie moo yor investments, commerce which tamit. is the backbone of the economy naa ni lu and am trade. am solo la. So in view of the above, tax I ñu believe amoon- that this is significant. So ñu defoon ko farata teewe this fii is why we pour hosted gën a feddali the second solo edition gi ñu here jox with ndaje a yu view mel nii. to showcasing Li nag di such ñaareelu édition meetings. bi. This is the second edition Lu am of solo. the forum. It's commendable. ñu ne édition bi dañ ko teg This edition ci thématique gu has as its ñuy theme def ba harmoniser harmonizing li nga xam ne mooy of environnement des affaires friendlier business ñuy def ba environment. lépp All that lu- we are doing, li nga xam ne moo wër All dem that we beeg are dikk bi doing ak jëflante bi ci wàllu commerce économie ak that investissement underpins trade, ñu fexe ba economy, niroole ko and diggante investment. Gambie That ak we have to Sénégal. harmonize this between the Gambia and Senegal. loolu This, boo ko jëlee ci ensemble li ñu bokk in the final analysis, if you look En at it tant from a qu'Africain, global Pan-Africain, perspective, dañuy njëkk as a wax Union African africaine. and Pan-African, we Waaye have to Union talk about africaine African yaatu na. Union first. You know, the Boole African réewu Union Afrique yépp is daanaka. vast. The idea is to bring together espace bu yaatu boo all xam ne nu mu the yaatu, African yaatu, yaatu. countries in a big ci 30 space, millions de kilomètres carrés more than 30 million Jiit yi square kilometers. dem nañ ba jàpp The ni heads of states war nañu fexe ba have harmoniser deemed it necessary ba to ñoŋal harmonize lépp loo xam ne dafa jëm all issues lu permettre relating that would enable Afrique doon benn marché Africa to be a single looloo market. andi ZLECAf bi nga xam This ne is why réew the Afrique yépp signé nañ the ko ba mu des benn AFCTFA, fi mu toll nii. all African countries with the exception Ñu ñëwaat of nag, one. Now, ñun ak Gambie bokk we li nga xam ne and the CEDEAO Gambia, we all are part and parcel of muy réew yi nga xam ne ECOWAS. Afrique sowu jant ECOWAS, these are lañu dajale. bring together countries in the western part of Africa. muy espace bu yaatu it ci This 6 millions de also kilomètres carrés is a 6 million Waaye réew yi square ko bokk. kilometer space. ba fi ñu toll nii For the time Muy- being, and currently, fukk ak juróom benn réew réew yépp daje we have bokk ni dañu war a def 17 benn marché unique countries who have decided zone to intégrée. set up a ba integrated lépp loo zone, xam ne luy a single luy jafeel market, dem so beeg that dikk bi la ci nit ñi any things wala that dem beeg dikk bi ci njaay wi nañ ko teg relating, all the Dem sax ba obstacles ne should be dañu war a am tarif overtaken. extérieur commun We even talked about mooy ñu creating bokk lu a ñuy common appliqué ci lépp external loo xam ne ci tariff, douane la mainly jógee to feneen fu harmonize zone boobu, all dugg ci issues suñu relating réew to yooyu. customs when it comes to goods coming from other areas into ñu our ñëwaat nag zone. bokk yeneen ensemble Furthermore, ndax bi ma fiy we ñëw have participated in other fora jamono yooyu weesu because li ma andi woon mooy not long OMVG ago I nga xam came ne here to attend the réew yi OMVG nga xam ne meeting. ñoo bokk These are countries ndax yàlla day that share common boole nit ñi yenn heritage saay par because force. God brings together people sometimes force. by bu dee ci nit force. dañ naan doo tànn say mbokk Well, people say tànn you say cannot waajur. choose your waaye bu relatives. dee ci état dañ naan But doo then, tànn sa dëkkandoo When it talks about waaye state, léeg-léeg yàlla boole you leen ba cannot pare choose your neighbor. But sometimes God boole leen brings loo you xam ne together pour ngeen gérer ko so sawru that ngeen dégg you can manage bokk the na ci nag lu affairs. mel ni So, dex yi for example, fleuve yi the fleuve Gambie lands, the Fleuve Casamance. rivers, the Casamance River, Bokk nañ ko. the Gambia River, diggante Sénégal ak Gambie is Moo our tax heritage between Senegal and the Gambia. Sénégal ak Gambie ñoo And daje this woon is ci why jamono Senegal and Gambia met daa di at that xool nu ñuy time, defee ay charte see how they can come up Pour with a charter, rataxal nu ñuy bokk gérer to, fleuve Gambie see dem how nag together ba we can Guinée-Bissau smoothly manage ak the Guinée Gambia Conakry River. ñëw yokku Thereafter, waaye Guinea-Bissau booy seet and statut ba léegi Conakry Sénégal joined ak Gambie the ñoo ci OMVG. But if you look at the status, it is tabaxoon Senegal moom and lañ the ci bind. Gambia who Moo tax established jàpp the naa ni monsieur le OMVG. vice-président, So, bu ma ko waxee Vice président Adama President, bokk na ci li ñu war a the President, Mr. yeesalaat Barrow, mooy texte yooyu nga xam ne bi ñu koy we signé yàgg na lool should look at the texts because these texts have been signed Ñu a ñëwaat long nag time ago. yi may wax Furthermore, ni yëpp dama jóge ci li gën a yaatu Union africaine this ñëw is- ci CEDEAO ñëw I've ci talked OMVG about a broader waaye aspect, ñu am nag suñu AU, secrétariat permanent boo xam ne loolu ci ECOWAS, bilatéral la but diggante then Sénégal we ak have a Gambie bilateral institution, the Secretariat between the Gambia and yàlla def Senegal. nag As God will wish, 2011 ba léegi in 2000, from 2011 muy fukki at to date, ak namely ñett
13 years now, secrétaire permanent boobu dajeetul the woon permanent secretariat pour li nga never xam ne met ñu war a xool la càmbar with ko ci a diggante bi view to looking at gën what koo saytu, can be done gën koo rataxal and to mën koo saytu. smooth it so that we'll be able to all kon tey benefit bu from ñu ñëwee it. daje fii So ci Banjul today, our meeting here in ci cadre Banjul, boobu within that framework, dañ koy sant yàlla waaye di ci we would like delloo to jukkal thank ñaari njiitu God. réew yi But then muy son excellence le we président would have Adama to Barrow commend ak the son two excellence heads of le state, président Bassirou Diomaye President Diakhar Faye. Adama Barrow and President Bassirou Diomaye Faye. waaye dinaa ci But then, please allow féliciter me tam to congratulate Monsieur le also vice-président, the ndax moo vice njëkk a jël president initiative. because he was the one who mooted the Jokkoog ñun. initiative. He sat dañu with dañ ko us bëgg a ñëw Ndakaaru ci and visite de travail said bi we mu would ñëwee like def to nañ come fa to ñaari fan Dakar yoo xam ne on a walking visit. ci la ñu This waxtaanati took lii lépp 2 days, and during those def 2 ko ci days, ndigalu we président Adama discussed Barrow about this ba jàpp ni matter. nag balaa at bi President di Adama Barrow jeex was faw duly rek informed, and that fexe ba before dajale the waat end comité of the year, let us pour try mën a and bring together yeesalaat waaye the surtout community relancer to liggéey yi nga xam ne yu am relaunch solo la. the ideas that are beneficial to both of us. kon daje tey bi nga So xam ne today's meeting ci forum bi la bokk is part and parcel Damay of the féliciter Trade Investment Forum. So autorité gambienne I would like to congratulate féliciter the organisateurs Gambian yi. authorities. I would like to APIX ak congratulate JEPA, ma jiital the leen ci. conveners, APIX and JIPA. di féliciter tamit And also, I Les would like to représentations congratulate diplomatiques ci seen the liggéey. diplomatic et representatives les deux secteurs privés and the bu Gambie two ak bu private Sénégal. sectors of both the Gambia and mbokk Senegal. yi dama wax léegi ni ñaari réew yi du My ñaari dear réew benn la. brothers and sisters, I just said that these two Kon countries dem beeg dikk are bi. one and the same. jëflante bi So- ci wàllu commerce Dealing war na doon loo xam ne da koy firndeel on trade and business should be diggante between 2001 since nga xam 2001 ne bañ ko xayma nee nañu 2001 92 milliards when de we francs CFA lañ ko xayma woon. it was initiated with Trafic 80,000 ak commerce diggante ñaari CFA réew. francs, that is to say trade between ak the two 2023 countries. bii ñu génn ñu xayma ko ci 117 milliards we are talking about Évolution 117 billion. waaye ba léegi néew na There lool has been ndax a diggante lot of ñaari réew yi evolution. And it waroon na should be stated dépasser that waroon na nekk tey this des figure centaines et des should centaines have been de milliards de hundreds dollars. and hundreds Waroon and ko hundreds mun a of ful billion ba dollars, multiplier ko par 5 wala and par this 10 should be multiplied by loolu 10 mooy suñu ambition or nag ci by diggante bi 5. This is our ambition ci now. at yi di ñëw In the years to mooy bu come, ñuy dajewaat if fii we ak meet ñetti at again now towards ñu the ne next 117 3 milliards yi years, ñëwoon ni moom la the ñu xayma 117 relation billion commerciale bi in terms léegi of egg na commercial 500 trade, milliards de dollars we hope that de this francs would CFA. attain boobaa- $500 million. At that bu time, boobaa dinañu gën a at firndeel that ni time, li nga xam ne moom we la would Gambia be, war a jëriñ Sénégal Sénégal war koo jëriñ Gambia we will be ñaari réew yi ñu koy concentrating on mutual ay benefits chiffres ak ay statistiques mun ko wane and statistics and data te ñu mun have koo def shown nag ci this. domaine yëpp And wax nañ this fi can be done agriculture in all fields. We have talked about agriculture waaye here, infrastructure yaa ngi fi but then we have infrastructure. énergie bi nga xam ne waxtaan We nañ ci keroog have ci OMVG bi energy. We have talked a lot about energy ngi during the fi. OMVG meeting. Is here in both Transport bi. countries. The transport nga sector, xam ne lu mënut a ñàkk la which is diggante indispensable Gambia ak Sénégal. between the Transport Gambia terrestre and Senegal. ci suuf si. Land transportation, transport maritime maritime ndax benn transportation, code bi kese la because we all Transport have one fluvial. coast, and then river waaye transportation, transport aérien but also air loolu lu mënul ñàkk la te lu ñu transportation. war a développer la All these above Ci wàllu sectors tourisme should be developed. When it comes to tourism ak ci wàllu and when économie it comes to numérique the digital economy, ci secteur industriel bi the industrial sector, hydrocarbures yi nga xam ne tey the oil sector today, oil njort nañu products, nee ñu ko gisee the way we have ci seen it, Sénégal in noonu la Sénégal, amee fii ci Gambie ndax benn bassin bi the la availability of Xanaa oil kay products in prospection Senegal yi should be moom the la yéex. same as in Senegal, Waaye because même it's the bassin same bi la. basin. Jàpp Maybe nañu it's the foo ko jëlee prospective ci nord ba ci platform sud. which is different, Di nga fa fekk la but même then chose. from the north Ci to the wàllu south, pêche bi. you will find oil Napp gi. products. Now, when it comes to fisheries, yooyu yëpp di ay secteurs yoo xam all ne the above secteur potentiel yu am solo la potential ñu war koo mën a gën a ful sectors, and diggante we Sénégal should be ak able Gambie. to enhance them between Senegal Waaye léegi-léegi and the Gambia. ci But also- exposé moom Who
directeur général APIX dafa wax ni like in his presentation, the ñun Director lu ñu gisee General of APIX renforcement bi said du the rek manner diggante Banjul in which we ak Dakar. enhance the relationship between Banjul parce que ñun bu ñu and ñëwee dañu Dakar, lenn ci suñuy problème because mooy when we came, what suñu we politique had yépp dañ our koy heart was xalaat that all tënk our ko policies would à be partir de suñu taught capital from our réew nag boo capital. ko bëggee développer But then if you want to develop il a faut country, fépp foo dem ci réew mi everywhere you nga go fekk fa in à peu the près même niveau de country, développement. you have to have the same ñu ne kon level Sénégal yemul of ci Dakar. development. So Senegal, Dakar is not, Senegal tax does not suñu stop at Dakar. programme So de consequently, transformation bi ñu war a our yóbbu 2050 transformation program to dañoo xaaj Sénégal ay 2050, pôle Senegal will be divided muy into hubs, juróomi pôle ak ñett 8 hubs. pôle yooyu nag And these hubs, benn bu nekk dafa war a doon un each foyer de of développement them should be a cradle boo xam ne of dañ koy xalaatee development, ak ni ñu koy so tënkee that ni the ñu koy way doxalee we think about it, the way du we lu nit showcase toog it, Ndakaaru rek would not di ko mean xool à somebody l'image de staying Dakar. in Dakar and Waaye seeing day things jël from the en prism compte of Dakar, réalité but pôle boobu. they should take into account the realities jàpp of nag that ni hub. So pôle we yi nga xam ne believe pôle that the poles or frontalier the lañu. hubs, the border hubs, soo jëlee lu mel ni if Gambie you take for example the dafa am Gambia, frontière ak li ñuy wax ñun pôle centre nga xam it ne has moo a border boole région de with the Kaolack central hub ak Kaffrine that is between the ak Fatick. region of Kaolack, Kaffrine Loolu côté and nord bi. Fatick. This is on the northern waaye mu part. am But then également frontière there- ak pôle sud Gambia also has nga a xam ne moo frontier boole with the southern hub, Ziguinchor Kolda that is ak Ziguinchor, Sédhiou. Kolda and Sédhiou. ñu jàpp ni nag We bu ñuy believe xalaat ci développement that if we want suñuy to diggante talk about warul doon development rek amongst our two diggante countries, Banjul ak it should Dakar not only be between ay the gis yu mel capital, nii waaye dafa war a doon Banjul concrètement and sur le Dakar, terrain. but it should happen pôle concretely yooyu on the naka la ground. ñuy liggéey So those poles, ak those Gambie bi nga hubs, xam ne moom la ñu how amal frontière. can they work Bokk na ci with xalaat the yi. Gambia on the border Mooy ñu areas? It fexe is ba part of ay our zone agenda. économique We transfrontalière. have to have cross-border ñaari réew yi dañ economic koy seq. zones which would be Ba mu doon managed zone by économique both yoo xam ne countries. mën na dajale These would be economic d'abord zones that first and les foremost secteurs privés nationaux would bring together the national waaye private mën na sector, andi but xëcc also ay would investisseurs étrangers. bring foreign te ñoo am ay investment. règles yu koy régir And there are mu doon rules partenariat that boo xam ne govern these win-win lay hubs, doon parce que and ñun this suñu would be gis-gis a ay réew bu win-win ñu waree ànd. partnership. nañu dox ci nawlante So let us te work lépp lu ñuy def in benn that réew bu spirit, nekk na ci gis boppam and whatever we do, each country should find benefits in kon it. lii moo tax ñu ne So deuxième session this bi is why we are saying that the second edition of this trade ñu and ne investment deuxième forum session bi nga xam ne ñu ngi koy tenir fii that we are convening here day doon today rek prolongement is ci li ñu just def boobu ba léegi an extension waaye ñuy of insister what ni nag we have done. But then we would like to place particular Adduna bi xaaruñu. emphasis. The world is ñun not Afrique waiting dañu for war a us. xam suñu retard fi Africa mu toll. should know where our adduna bi backwardness vitesse a koy is. doxal. And tàmm nañu we lu have lu ñeneen ñi di def ci benn fan what others have ñun been doing africain nañ in ko one def ci day. ñaari weer We Africans, we Loolu mooy want justifier nag suñu to do retard. in 2 months. This coopération bi dafa war a explains doon loo xam ne why we are au behind. quotidien la war a doon Cooperation should be done loo on a xam ne sommet ba sommet lay day-to-day doon. basis, not only during Loolu from one mooy summit to the solo other. su This is secrétariat the permanent bi. crux of the matter. This is siège am why nekk fii ci the Banjul secretariat, réew permanent mu nekk secretariat am ñu headquarters désigné in ñu ñëw East toogal ko fi. Gambia, and the country, each country soobee will Yàlla dinañ appoint ko gën a their dooleel. representative, and God willing, we will Dinañ ko gën a jox infuse ay moyens, more dynamism jox into ko the jumtukaay yi secretariat. mu war a am, We will give it the ba mu mën a necessary nekk wherewithal rôle bi mu waroon jouer mu jouer so that it will mooy rôle de liaison play de its facilitation rightful et role, d'accélération. the role of liaison, facilitation, and fast tracking of relationship Kon ñuy between the rafetlu two countries. li nga xam So ne gis we nañ are ni happy, we commend depuis quelques weer that dafa mel ni for coopération bi some relancé months, it has, if the cooperation Ndax between two countries has been ci mois de rekindled, juillet bi weesu rek because in last am na July, ñaari daje yu am we solo convene two muy session comité de important coopération meetings. commerciale bi the session of the Loolu ñaareel bi. trade committee. ñu daje We met, waaye surtout but then most muy especially ñaareelu daje it bilatéral is the second diggante ñaari pays bilateral ci ñi meeting nga xam ne between mooy the suñuy two countries, administration douanière ñaari and douane yi by gis nañu attended by the décision yu two am custom solo yoo xam ne jël nañ ko administrations, fa and they have taken pour gën a fruitful rataxal decisions relation to commerciale économique yi ak enhance surtout relation d'investissement yi the investment and business relationship between the two kon monsieur le countries. vice-président So, Mr. Vice President, monsieur les invités their invitees, suñu teewee fii
when we dañoo ñëw pour leave, gën a feddali we are here li nga xam ne mooy we are suñu here gis-gis to mooy ci suñu liggéey to ci suñuy relation showcase internationale our relationship and also the international priorité. relationship. Our mooy priority l'Afrique d'abord is Africa ci biir Afrique before boobu suñu else. priorité And mooy within la Africa, sous-région. our Waaye ci biir priority sous-région is the bi suñu sub-region. priorité But then within the mooy sub-region, suñuy dëkkandoo our yi ñu gën a priority jege. would be Parce our que Sénégal immediate mënul dem bàyyi neighbors. Gambie. Because Senegal cannot Gambie go mënul and dem live bàyyi Sénégal. behind Senegal, neither can the Gambia Kon du ma go daaneel sama without wax leaving Senegal. te delluwuma Now, gërëm I cannot Son Excellence conclude Président without Adama Barrow thanking His Excellency President ci Adama Barrow tertu bi ci yaatal bi for the waaye di ko welcome. féliciter But ndax I would sommet bi ñu also am fii like to congratulate His ci fan yee Excellency weesu. Mr. Barrow because budul woon the summit we had not long leadership ago am here, peut-être duñu am résultat yi ñu ci am without his leadership, kon we ñu ngi koy would gërëm not ci have turu Son attained Excellence Président Bassirou the Diomaye result. Faye. So on behalf of President Bassirou waaye di Diomaye ngeen ma may Faye, it we ma would like to congratulate gërëm President madame le maire Barrow. de But Banjul please allow me to di sama congratulate xarit, the Lord Mayor of di sama Banjul, my jigéen, friend, my sister, ci teewaayam fii for her welcome. di ko I would feddali like to diggante bi muy diggante personnel nag express diggante nit ak my nitam waaye satisfaction am nañu mbégte for ci gis ko the fi ndax Banjul personal moo ñu teeru tey relationship, mooy because capital bi it is good that she is here. She is the one Kon ñu who ngi is leen di gërëm, welcoming di leen us sant. here. So we thank di leen you, souhaiter we greet you, ci seen liggéey bi ngeen di liggéey and in your respective works, lépp loo we xam ne luñ would ci like séenu woon to la wish yal you nañu yàlla jox lu ko all the success. May God give us Sénégal ak more. Gambie benn la Senegal and the Gambia are Dara one mënu koo xar and the ñaar. same. Nothing can divide Vive the le two Sénégal countries. et vive Long la live République de Gambie. Senegal, Merci. long live the Republic of the Gambia.